ay xeetu jumtukaay yu am solo yoo xam ni lépp bio la ci garab yi ak gàncax yi lañu ko waajale amul benn effet secondaire da ngeen koy jël daal di gis résultat ci ni mu gën a gaawee Al Irshad bio àndandoo góor ñi ak jigéen ñi ci seeni kawlal ci seeni biir nekk ngir gën a indi bànneex ci seen néegu sëy jokkoo leen ak ñun ci 70 628 80 80 Al Irshad bio votre bien-être. salaamaaleykum yéen ñi seetaan ñi déglu seen émission ñoo ñëwaat tey fas yéene waxtaanee ci actualité li xew ci réew mi te duma ci wéet benn yoon ndax naa ci ànd ak sama góor Mansour Diop Mansour nuyu naa la. ñu ngi lay fay bu baax soxna si. waaw Mansour ñi ñëwoon tey ci waxtaanum réew mi ndax seetlu nañ temps yi moom sàcc gi bëri na trop Mansour loolu lu ko waxal. sàcc gi ci nit ñi wala sàcc alalu nit ñi wala sàcc gi ci xale yi wala. léegi daal booy xool daanaka doo déggati sax sàcc ci ay alal ak yi demee noonu mais léegi nit ñi la ñuy sàcc nit ngay gën a dégg. waaw nit ñi la ñuy sàcc maanaam. loolu moog àdduna ñoo ànd banditisme moog àdduna ñoo ànd mais kan mooy sàccaate ak kan la ñuy sàcc ak lan moo tax sàcc gi am xale bu disparaître jékki-jékki ñu gis ab néewam jëf-jëf ju bon la acharnement la yoon dina ci def liggéeyam. mais bari na sàcc yi ñuy déclaré ci jigéen ñi sàcc amu fa en général ñu bëri ci ñoom dañuy génn dem doxi seen soxla ba mu neex leen ñu déclaré kidnapping alors que loolu amul. loolu amul de foo teg loolu. mais loolu la ñu gis bu yàggul dara nga gis kaawu Kumba Kan. Kumba Kan ay waa këram ñëw. wax kan moo wax dañ ko kidnappé Kumba Kan. mais lu leer la. lu koy confirmé mi ñu mujjee feeñ tam fu mu toll nii moom. fan la wax na ni dañ koo jàppoon. kan moo ko jàppoon te li ci gën a doy waar du góor nee na maire ku jigéen moo ko jàpp. fu ñu ko teg fu ñu ko jàppee. fu ñu ko jàppee fan mais moom mi feeñ moo ñëw. wax fan lañ ko enlevé ban place lañ ko enlevé yow ni nga toll nii yow jeeg bu toll nii yow. nan la xel mën a nangoo ñu dab la ci kaw tali jàpp la dugal la ci oto xanaa mosoo essayé jël dugal xale bu am ñaari at ci oto. mais Mansour ay jéeg ngay dégg temps yi ñu leen di jàpp. ana ñu. mais leer na. benn gi nii te am na yéen ñu fi jotoon dégg am na ñoo xam ne sax feeñuñu ba léegi. soxna Mbëggee bépp xale wala jeeg boo gis ni boo dégg ñu ni enlevé nañu ko. le lendemain wala surlendemain wala semaine suivante day feeñ. mais ay mbokkam du ñu ñëwaat ci rajo bi annoncé ni feeñ na. parce que xëy na anam nga mu feeñee. du neex a wax. loolu ay phénomène la yu fi yàgg c'est-à-dire xam nga lu ñu war a waxaat mooy. jigéen ñi nañu xoolaat seen comportement. nañu waxante dëgg. parce que boo demee bay planifier yow di teg ay kidnapping wala ay coups yoo xam ne da nga naan dañ ma enlever alors que loolu amul. loolu gën ma ko leeralal li ngay wax foofu noonu lan la. li may wax foofu mooy dafa bëri enlèvement yi ñu annoncé te amul. dafa bëri enlèvement man laa bëgg a xam. mais dafa bëri enlèvement yu ñu gis wala lan la. dafa am enlèvement yu ñu annoncé te am mais Kumba Kan mii nga may wax lan moo ñuy wan ni moom dañ ko enlever parce que dafa bëri ay contradictoire ci ay propos man dès le premier jour laa ni man góoma kidnapping ba ñu ko annoncé jour bu njëkk ba laa ni man góoma kidnapping parce que jéeg bu toll ni yow fu ñu koy taxañe di ko dugal ci oto fu ñu lay yeewee ci mbedd mi di dugal ci oto yow jéeg laa la wax de jéeg. mais koo xam ni mère de famille la. waaw yor ses enfants. waaw presque nee nañu 4 enfants yow looy xalaatee. yow yàlla yaa ngi dem bàyyi sa. yow njaboot gannaaw soxna si yow yàlla ni inna kaydahunna azim jigéen pexeem dafa rëy dinañu amaat yeneen révélation ci kumba moomu mais gos at yële passé ci ginnaaw amul daam bu fi dëkkoon ginnaaw stade Assane Diouf nekkoon ak benn xawma sëriñ la benn charlatan kooku jàppe ko daggate ko def ko ci ay mbuus mi ñu ngi ko fore ci porte de millionnaire si mais biñu demee ba ci digg bi ak gëstu beeg enquête bi ba léegi daanaka mu jul fenn mais ay mbokki ndaw soosu dem nañu ba ñun ñëpp nangu nii dañu doon toog du ñu am ay info ci ndaw si du ñu am ay xibaar ci moom du ñu xam fan la nekk finalement ñu dem ba ni ki mu nekkoon ab nekkaalem la finalement ñu ni du ab sénégalais ab charlatan la ab sëriñ la ab ñag la détail bu nekk am na ci mais li wér te wóor mooy koo gis ñu koy annoncé yu mel noonu ay enlèvement jigéen enlever ko yombul parce que doxam du bëri fu laa koy tax a jóg day am fu muy viser bu fay dem jigéen mooy mère de famille jigéen mooy mère de la nation enlèvement yombul loolu ak nit ñi dafay xalaat
Mansour naam li nga wax duma ko wet Ah. mais du jigéen ñëpp a yam am na ñoo xam ne dañ leen di sàcc carrément Mansour. sàcc ñu leen man maa mënagul gëm ba léegi Sénégal ni am na benn jigéen bu ñu sàcc ñi ñu sàcc ñëpp rey nañu leen xam nga ginnaaw affaire kumbakan bi yaa ngi dégg benn jigéen bu ñu rendi ca Casamance dagg boppam ba noppi wat ay lettam effectivement dañ ko enlevé on l'a tué rey nañu ko man loolu gëm naa ko gëm naa nit ku ñu rey gëm naa nit ku ñu enlevé gëm naa nit ku ñu mettital mais mënuma gëm benn jeeg bu jekki-jekki woo jëkkëram wala mu woo yaayam ni ko yaay maa ngi quelque part dañu maa téye fii ñi ma fi téye ci benn néeg bu lëndëm la xaw ma kañ lañ ma fi indi loolu dafay yomb loolu dafay yomb mais Mansour loolu mun na nekk ci baaxu yàlla yow nga dem ba rëcc yàlla rëccal la ci nga génn ñëw mais loolu day am. yow dinañu la enlever yow sa jaaro manqué wul sa lam manqué wul sa maquillage manqué wul sa sac dara manqué wul ci say dàll poussièreul say greffage ràppul sa faar yi nga defoon sa kanam sax maanaam kiiwul maquillage sax faarewul c'est-à-dire toujours impec comme ni nga meloon te yow dañu la enlever xanaa ñi la enlever moom duñu ay nit xanaa ñi la enlever bëgguñu dara ñun ban dëkk lañ nekk ba nga xam ne nit ñi lu ñu tegal ñu consommer ko lu ñu wax ñun ñu gëm ko gis nga nit dafay opposé wu ci même bu sa doom wala sa doom dee nettali nit dafay opposé wu même bu fekkee jaakum faasix bi na mais bu ñi ko fekkee bayyeen la yàlla wax ñu jàpp war a ñu jàpp nit ki est-ce que daawuñ yoon dem voyage beneen dëkk ci yoon bi noonu pour buñ demee ba beneen dëkk def fa seeni pexe wala dara. luñ koy doyee ngeen baal ma mun naa nekk. ngeen baal ma ñooñu luñ koy doyee mun naa ci yoonu voyage bi ñooñu luñ koy doyee seen oto panne wala dara ñi di wàcc di am lu ñuy régler ci baaxu yàlla nit ki fexe rëcc loolu mun na nekk. soxna si nga baal ma nga foog ni nit ki am na ñàkk fayda gu toll ni taale otoom Touba ba Dakar wala otoom Tambacounda ba Dakar ñëw uniquement ak benn but muy enlever benn jigéen mu enlever ko ba dugal ko ci otoom ba maîtriser ko ba noppi à un moment donné muy sàggan ba kooku rëccaat ko nga fi nit ñàkk na noonu fayda tu te mets à la place de la personne nga xool ba xam nit ñàkk na fayda taal otoom Tamba ba Dakar pour enlever benn nit enlever ko benn moment sàggan na ko ba mu rëcc man gis naa benn xale boo xam ne dañ koo jaxanaa xale tamit nag du def pexe comme pexe mag nag xale bu bu ni fexe rëcc moytu xale bi rëcc moytu ma xale bu amul jubati non xale bu am jubati xale am na 6 ans fàq seen kër ni dañ ko enlever c'est-à-dire man lu ma la wax ni la am na parce que gis naa ko xale yi ñoo gën a ci ñi dëng laa wax ñoo gën a capable c'est-à-dire la dama bëgg ab aw askan bi dox ci war a développer war a yokk dafay dox ci ak njub bañ a dox ci affaire sentiment affaire passion lii daw na sama yaram xëy na kii am naa ci moom cofeel du ma nangu lii arrivé ko non 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 faut ñu interroger réalité dafa am lu munta nekk man ni ma toll nii bu ma enlever xale ba am 6 ans fan la xale buy jaar ba génn sama loxo man suñu plateau yi ñu nekk tey bu fekkente woon du man ak yow ak techniciens yi ñuy jàppale ci wàllu liggéey bu ñu enlever benn xale ñun doomu ñu yëg ko kan mooy wax waa koñ bi ni leen MMD Média fi mu nekk nii am na xale bu ñu enlever mu nekk fi ku leen koy wax. kon yow daal bu ma dégloo sa wax mooy am na ñoo xam ne pexe la ñuy def. pexe la ñuy def mais ñëpp ñu ñu jàpp daal day fekk. mais sàkkal nañ leen pexe wala ne leen. xam nga depuis 2011 ba léegi. maa ngi liggéey Zik FM. ak émission bu Ahmed Aïdara bi tudd Tës. ma ciy nekk di ci animé ak moom. muy émission fait divers ñuy am lu nekk ñuy gis lu nekk. ñuy dajeeg lu nekk. autant de fois la ñu déclaré nit ku ñu enlevé wala nit ku ñu sàcc wala nit ku réer. bee toogee 2 semaines. da ngay woo ay mbokkam laaj leen ñu xamal la ni ñëw na. mais duñ la wax fan la nekkoon. duñu la wax ci lu mu nekkoon duñu la wax nu mu nekke woon donc y a un problème li ma bëgg mooy ñu dëgguwaat ci propos yi jigéen bu fekkente ni bii tàmmal na boppam buy génn du tàggoo am na manque de respect bu am diggante ak jëkkëram jigéen bu fekkente ni bii jëkkëram mënu ko recadrer donte am na xel mu tey ci infidélité am jëkkër bu demee ba mu wóor ko ni moom day dund li ko dese ci àddunaam waaye xalaatul doom ji barkeel ndax jabaram sëyewul noonu mu boole lu ko neex ak lu ko naqar lépp muñ parce que dafa fondé benn famille parce que y a un problème gis nga jigéen dafa am lu muy incarné ci àdduna ci wàllu personnalité ci wàllu classe ci wàllu nangu ñu yilif ko gis nga jigéen bu am kilifa mënuñu nekk ci jamono joo xam ne yow da ngay génn ba ngoon nga soog a woo sa jëkkër ni ko dañ ma kidnappé da ngay génn suba ba ngoon
c'est-à-dire que mooy toute la journée kon déggante woo ak sa jëkkër mu ngi Dakar moom kon tous tes déplacements informé woo sa jëkkër jigéen warut a génn benn mètre te jëkkëram yëgu ko comme góor bu responsable aussi dafay informer njabootam ay déplacement foofu moom dama cay ànd ak yow moom mais jigéen warut a génn te tàggoo mais ku toog suba ba ngoon nga soogoo sa jëkkër ne ko dañ ma enlevé ni ko non ba noppi ni ko dénk naa la sama ay doom yow kan moo la dañ lay rey est-ce que waxagul nga si jëkkër yow li lay arrivé yow dañu laa rey dañu la menacé dañu laa violé wala déet yow waxagul foo nekk ak lu la arrivé ni sa jëkkër dénk naa la sama ay doom c'est-à-dire wax boo xam dafa ànd ak jeu dafa yomb a xam benn mu ñu toll ci jamono joo xam ni bu neexee jabar mu saaga jëkkër bu neexee jabar mu torturé jëkkër bu neexee jabar mu doydil jëkkër te yeneen bi ni la sa jëkkër ji boo daggoon sa ween wii lakkal ko miche wi jox ko mu lekk taxul nga dab li dox sa diggante ak yow comme ni nga xam ni boo tëddoon sa yaay di dox ci sa kaw sax du tax nga dab li yaay def ci yow yeneen bi ni aljannatu taxta aqdaamil ummahaati ñu koy tekkee ci ni boo bëggee am aljana ci mu gàtt fonkal sa yaay mais kan mooy yaay yow sa yaay mooy kan sa yaay man sama yaay mooy sama jabaru papa man sama jabar mooy sama yaayu doom ëllëg yaayu kaneen mooy jabaru papa yi kooku kon jabar amul jigéen yëpp ay yaay lañu est-ce que jigéen dina jékki-jékki kon jigéen ci suñu jamono ji di interroger boppam kii nga xam ne dafa tëj kër ba du tàggoo ki nga xam ne dafay dem te du yëglu ba xëy na ay jeudi am ci wàllu kidnapping wala yendu ci àll bi wala infidélité wala def lu la neex wala saaga ndey sa jëkkër mais loolu sa doom moo koy góob ëllëg say doom day màgg ñu ne ko sa yaay jii moo tas sa néeg baay après ëmbaat sa doom day màgg ñu ne ko sa yaay jii moo fi tegoon benn coup ni dañ ko enlevé fekk enlevé wuñ ko. mais Mansour côté boobu yaa ngi dal jigéen ñi rek mais nu mu amee jigéen ñi mel côté boobu noonu la amee jigéen ñoo xam ne ñi ngi sëy di defar seen jëkkër lu baax même côté sàcc gi ñi ngay wax man Mansour ba li ma lay wax man damaa gis ni am na jigéen yoo xam ne dañ leen di sàcc Mansour. sàccuñu kenn seen propre bopp sàccuñu kenn gis nga ni mu amee irresponsable ci jigéen ñi noonu la ko amee ci góor ñi. xam nga itam mënoo nekk ak jigéen te du am ci yow espoir. jigéen yaa koy war a jox mu lekk par la force yaa koy jox mu naan yaa koy jox mu solu yaa koy jox mu dëkk loolu force la te loolu minimum la. mais am na góor ñoo xam ne xamuñu loolu duñ ko defal seen dañuy xoolal ñaane nañ jox seen jigéen sax mais loolu force la mais loolu force la mais loolu force la. mais am na góor ñoo xam ne xamuñu ko ñoon tamit dañuy yàq jigéen dañu irresponsable dañoo irresponsable non loolu nangu naa ko am na góor ñoo xam ne dañu irresponsable am na góor ñoo xam ne dañu sax am kersa seen jabar dem di liggéey am salaire comme ñoom. parce que dañuy foog ni bu ami tolloo ci kër gi. day diirante mbagg loolu complexe la. dëgg la alors tel n'est pas le cas. mais ni faiblesse boobu amee ci góor noonu lay amee ci jigéen. mais problème bi mooy bépp climat bu am ci kër gi. jigéen moo ci taxawee 99% yi. jigéen moo mën a muñ. jigéen moo mën a wan baat parce que baat ci biiru jigéen dong la xaj gis nga bu wakkaasi minal xays bu koy alxuraan di wax ngay wan na sa mer parce que mer ak baat ci biiru jigéen la xaj. dëgg la jigéen day wan nu baat loolu moom jigéen moo ko moom mais nu jigéen di muñee noonu la góor wala muñee tamit. ci biir néegu sëy bi loolu moo tax bu jigéen wanul baat du tax góor rendi ko jigéen bu wanul baat du tax nga fase ko du tax nga dóor ko du tax nga xas ko du tax nga saaga ko alors que diine dañu la jigéen dafa war a wan baat kon da nga xeeb responsabilité góor foofu ci nga wax mu tontu la te doo am noo def doo am benn réaction boo def lu noppi alors tontu na la alors que wóorulaa tontu donc gis nga bu ñu waxantee dëgg na ku ne jël li mu moom na ku ne bu kenn ku ne jëlee li mu moom dafay équilibré jabar waruta tontu jëkkër ci xuloo doom waruta tontu yaay ci xuloo jabar waruta saaga jëkkër doom waruta saaga yaay jabar waruta toroxal jëkkër doom waruta toroxal yaay équilibre baa ngi noonu comme aussi jëkkër ni mu war a uufe yërëm tette dundal woddal solal dëkkoo yooyu am na ci solo gis nga l'islam ni mu may jigéen dafa doy waar tey jigéen dañoo foog ni dañoo jël góor teg ko ci kawam déedéet yow dañu ne même sa kaw lal sa jëkkër bu la mënta satisfaire bu defee ak yow rapport doo ci kontaan l'islam may na la nga topp procédure boobu ba tas dëgg la
xoolal liberté boobu l'islam may la ko yow nga topp procédure boobu ba ni kii bokk na ci charte yi ma sëy ak moom muy al wattu muy di sëy ak moom mooy satisfaire ci kaw la matewu ko kon damay demander génn ci nga am sa jëkkër mu am lal boo xam ni lal bu ndaw la nga ne ko double lii laa bëgg wala triple lii xaw ma nu mu mën di toll koñ ba koñ bu fekkee mënu ko nga naxante ak moom xëy na du force mais jigéen non wax xanaa tiral moo xantaan jigéen nag boo ko amee amul lu mu mérité la dëgg la amoo sañ-sañu lal buy jar 2 millions sa jabar ni la 2 millions la lal buy jar ji utal moo ko nga ne ko du ma ko ut góor amul sañ-sañ boobu jigéen lu mu soxla jëkkër daf ci war a taxaw bu fekkee wàllu luxe la parce que loolu moo koy mettre en l'aise góor ñi nag certes mateetuñu loolu mais jigéen ñi xam nañu ni góor ñi mateetuñu ko parce que responsabilité yi ñoo gën a yokk tout dépend nag est-ce que ku góor ki day nëbbu jabar ji budget wala nëbbu ko budget jigéen ki sax dina comprendre bu fekkente ne affaire responsabilité mais am na ñoo xam ne dañoo nay iñaane defaral seen jabar dafa am wala ku jigéen ki di la muñal te yow gisoo loolu lu mu muñ nga teg ni kii sa benn jaam la wala sa benn je ne sais pas quoi joxoo ko benn respect foo loolu fan la ko góor ñi teg loolu tegul fenn alayin muy xol bu nooy ànd ak yërmande ànd ak uuf ànd ak reewal mais da ngay fekk mu bañ a nekk balu day fekk mu nekk balu tànks ci miir jabar pour nga reewal ko day fekk bu sa wax demee mu mën ko wan day fekk boo meree boo ñëwee mu tette la bu sa yaram ñagasee mu raay ko boo laajee maase mu maase la yow bu ñu demee ci jamono ba nga xam ne jàppante loxo diggante góor jigéen ànd dox ci mbedd sax kersa la te loolu sécurité la ci ñoom ñaar ku góor ki bu jàppanteeg loxo ku ko gis da ngay xam ni kii mu téye loxoom jabaram la mais ku jigéen ko aussi day yëg ni elle se sent tranquille mu ngi en l'aise parce que jëkkëram la nekkal mu téye loxoom mais problème yooyu loolu day gën a dëgëral sëy mais bu ñu demee ba dindi ko y a un problème mais tey daal fexe nga ba tourné loo ma ci ay góor ay jigéen mais l'essentiel mooy jigéen ñi teg ay deal man côté boobu laa bëggoon ñu wax si da nga maa nax ci émission bi jigéen ñi teg ay deal di fàq di daw naan dañu ma kidnappé naan dañu maa dóor naan dañu maa def nii jigéen jabaru jàmbur du maslaa ci mbedd jabaru jàmbur du uyu téléphone boo xam ne leerul jabaru jàmbur warut a dem te jëkkëram yëgu ko waroo dem marché waroo dem police waroo dem fenn te sa jëkkër yëgu ko foog nga tàggoo waroo dem ñawlu ji wala nga jëli sa ñëw te tàggoo parce que ki lay ñëwal góor la jigéen warut a dem ci keneen beneen góor boo xamante ni du jëkkëram lu dafay informer jëkkëram damaa jëli woon sama ñaw damaa demoon hôpital damaa demoon fii donc banaliser bépp déplacement jigéen bàyyam feebar na bay waaj a dee mu yónnee ci yenente bi ni ko sa jëkkër lu mu la waxoon mu ni sama jëkkër dañu moon bul génn buntu kër bi mu ni ko toogal ndaw yi ñëw di répété wu muy ñëw ci yenente bi baay bi gën a sonn baay bi sukkuraat ba baay bi dee mu yónnee ci yenente bi ni ko defal li la si jëkkër waxoon muy bul génn dem fekke sa dëju baay bi jëkkër ji ñëwee ñu expliqué ko ndaw si yenente bi ñëw ci ndaw si ni ko yàlla nee na jégal na la yàgg sa baay ndax topp dina topp sa ndigal a jëkkër est-ce que xam nga yenente bi nee na jigéen bu génnee lépp lu yàlla bind da koy rëbb bu fekkee tàgguwul jëkkëram jigéen bu génn te amul ndigalal jëkkëram jaan daf koy rëbb jiit lépp lu yàlla bind daf koy rëbb mais loolu l'islam la gis nga liberté jigéen nañ ko jox ko sañ-sañam di ko jox muy lekk jox muy naan dëkkoo ko bu la tooñee nga muñ ko loolu jigéen a ko moom par la force dañ ko koy jox mais jigéen en retour moom itam na def li ko l'islam wax ci jëkkër muy fonk ko nawloo ko bu ko waxee mu def balaa génn tàgg ko bu waxee moo nan ko baatam mais nañ delluwaat ci l'islam yomb na amul lu ñu fi gis nga am na benn liberté boo xam ne soxna mbëggee moom la ñuy imposer tey liberté googu moo tas àdduna loolu mënul nekk man tey su ma nekkee borom kër sama baay nekk fii dund nekk borom kër sama baay jógee këram ñëw ci sama biir kër ñu jox ko benn banc mu toog te fauteuil yi nekk fi sama baay dugg sama salon dugg toog ci sama fauteuil ñu ne ko jógal fauteuil bi quel monde sommes-nous loolu xel mën na ko nag parce que am nga kër sa baay am kër sa baay ñëw ci kër gi ngan ko bul toog ci salle bi wala ci fauteuil bi tooga ci banc bi wala yow nga am piliyaan muy palaasu borom kër gi sa baay ñëw fa nga jox sa baay siis yow toog palaasu borom kër gi loolu nite la mais cër boobu yàlla jox sa baay moom la jox yow borom kër gi moom la jox soxna si na kenn ku nekk jox kanam ki li mu moom jamono ñooy gis nga jigéen ñi bu ngeen bàyyiwul
dem marché doo leen tàggoo dem hôpital doo leen tàggoo jëli seen ñëw te doo leen tàggoo indi góor moo xam ouvrier lay nekk wala leneen ci seen biir kër te doo leen tàggoo di ngeen yàgg teg deal naan dañ ma kidnappé te kenn kidnappé wu leen gis nga li jaar na muy jigéen ñi teg ay deal naan dañ maa kidnappé wala dañ ma enlevé te loolu amul il faut ñu waajal ci justice bu Sénégal ñu sanctionné leen jigéen warut a génn kër jëkkëram kon lu ñu war a xoolaat la foofu noonu jigéen du yoon jigéen warut a génn kër jëkkëram te tàggoowul dëgg la loolu xel mënu ko nangu loolu lu tax ñu banaliser loolu kon ñoo ko déggandoo suñu mbokk jigéen ñi ñu fas yéene gën a góorgóorlu te fonkaat suñu sëy yi fonkaat suñu góor yi ndax moom la ñu am waaw ndaxte loolu yëpp jaamu yàlla la sa émission bi gudd na de xanaa mën nga maa yiwi bopp léegi ma dem doxi sama soxla doo tàggu say téléspectateur waaw ñi tàggu suñu téléspectateur yëpp ñu ngi seetaan di ñu déglu waaw ñoo ko déggandoo daal suñu mbokk jigéen ñi gën a góorgóorlu bu baax mais Mansour du jigéen ñëpp a yam moo waxaat jamono metti na am wér jafe na Al Irshad Bio seen cabinet bi leen di defal xéewal yu ngeen dul fekk fenn ci taxawu leen ci seen wàllu santé surtout ci seen néegu sëy ak ci seen kawlal stress bu metti bi ak xeetu alimentation yi sababal nit ñi ay xeetu jagadi yu leen di indil ak néew doole ci seen néegu sëy saafara am na ak ay xeetu jumtukaay yu am solo yoo xam ni lépp bio la ci garab yi ak gàncax yi lañu ko waajale amul benn effet secondaire da ngeen koy jël daal di gis résultat ci ni mu gën a gaawee Al Irshad Bio àndandoo góor ñi ak jigéen ñi ci seeni kawlal ci seeni biir nekk ngir gën a indi bànneex ci seen néegu sëy jokkoo leen ak ñun ci 70 628 80 80 Al Irshad Bio votre bien-être